Sénégal jóg leen yëngu Sénégal jóg leen taxaw Macky Sall mu ajaak ma ci mbokk bu ko neexee lëf mbee bilaay Macky am na ndam alpulaar yee jóg leen taxaw séeréer jóg leen yëngu Macky Sall mu ajaak ma ci mbokk bu ko neexee lëf mbee bilaay Macky am na ndam bilaay olof yee jóg leen taxaw dama bëgg bala ñuy commencer waxtaan bi dafa am benn groupement bu fi nekk am contenté trop ci madame le ministre ñu am cadeau bu ñu koy jox ma may leen ñu remettre ko ma doog a continuer. Voilà, ndeysaan pour service rendu à la population sigil jigéen yéen di sigil ngeen sigil wàllu ñëpp ku tàccu yàlla nga am jëkkër di bari ne célibataire après jigéen ju ñu jàngal ba mu mokkal liggéey xolam sedd mu ñëw ca ko jàngaloon di ko delloo njukkal defe naa ne dara gën a rafet li madame la ministre maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di la présenter toute la délégation de Benno Bokk Yaakaar ici présente di la xamal ni association Ndabal Jom ñoom ñëpp ñi ngi fi ñëw jàpp ci bis bi ndax ñoom itam bërki démb rek nga leen defal formation sur la bonne gouvernance mu nekk bis bu imminent keroog parce que jigéen ñi dañu yaakaaroon ni politique daje rek dugg ci kaar yi la boo wàccee ñu jox la paas nga dem ñuy xëccoo poste yoo xam ne dañ koy meubler rek nag bu jeexee ñu dem élection yi ñu jaarale nu fan ñu daan jaarale nga ñëw ni déedéet il faut faire la politique autrement nga indi fi nag une vision claire participer ci le développement économique du pays en capacitant les femmes nga ne man de du ma maye pomme de terre ak soble du tabaski jot ma yëkkati ay ñeenti junni di ko maye mais je veux faire plus mooy lan mooy ma jox leen ay jumtukaay ngeen di ca liggéey ba bu ëllëgee ku leen may ngeen am ku leen mayul ngeen am. amoon naa nag jafe-jafe au début parce que man xamee ma woon politique noonu mais li mag ñiy wax dëgg la parce que njàng du wees
man ku ma mës a fëgg taabal ma delloo la dama naan xare rek di wut ay poste waaye fi mu ne comité électoral bi ma mosee sa démarche biñ ma ne poste sax dama ne bëgguma ndekete am na leneen lu gën a neex poste mooy fi Macky Sall teg tànkam am yërmande ci jaam ñi. Macky Sall gis na ni askan wi rekk a jara dimbali danga koo toppandoo ba mu jeex parce que ku xool fauteuil yi fi tege amul benn responsable politique bu fi toog. dëgg la. dangaa wone ni su ma doon meetingu parti kenn ku ne danaa la yónnee carte baa ma yëkkati sama téléphone woo la ndax say naataango lañu waaye dangaa wone ba mu jeex tàkk ni askan wi rek la ñor askan wi rek ngay toog. man nag xale yi laa fi taxawal ak jeune fille yi ak xale yi nga xamante ne ñooy taalibe yi parce que mën naa ne man dama naan man maay magu taalibe yi bu ma fi taxawee nag benn damay njëkk a gërëm tonton Alioune Sarr parce que biñ koy defal sargalam biñ ko taxalee liñ koy taxal wax ko liñ koy wax demul mukk fàtte ñu daf ñoo defal li nga xamante ni ba mu demee wax na ko parce que biñ ne protection de l'enfant dëgg la amoon na ku ñu jàppale muy bànnandoo yi jàppale ñu fu ne nag Alioune Sarr bàyyi ko fenn ci kaw jàppale boobu moom mu dem ci li nga xamante teg nañ ko ci mu ne du fàtte benn xale boo xamante ne mu ngi ci mbedd mi ñëw di ñu former di ñu jox xaalis teg ci jàngal la fay la amul fenn dañ naan la boo amul mention duñ la ko defal mais ñun dañ naan CP la ñu bàyyi sax mu ñuy jàngal duñu fay loolu rek dafa ëpp ñi ci doole beneen fàttewuñu fenn wutal nañu ay machine tegal ñu ñun jeune fille yi ñuy ñaw Alioune Sarr wutal nañu ay cuisinière ñun jeune fille yi ñuy jàngal xale yi nga xamante ne xamuñu dara dëgg la nag ñun ay jeune fille lañ yoo xamante ne ñi ne ci mbedd bi di dund lu ne di gis lu ne mais Alioune Sarr bàyyiwuñu fenn ñu koy tamit suñu daam bi nga xamante ni moo ñu defa bonne gouvernance parce que te ñun dañuy dox ci mbedd bi dañuy gis sax dara di wadd ñu naan bonne gouvernance gars yi def ko ay moo mais moo boobu moo bu am solo la ñu koy gërëm Alioune Sarr lu bare man sama xol sax mënu maa wax man fu mu toll instant bii may gërëm tamit jeune fille nga xamante ñun si ginnaaw dama leen di gërëm lu bare parce que man dama kontaan boo xamante ni mënu ma koo wax parce que Papa Ndoye dafa dem mu ne ma naa ko jël waxal ko loolu rek daf ma doy ñun nag ñun ay jeune fille lañu nekkal fi xale yi nga xam ne ñun ci mbedd mi lan lañu war a def toppatoo xale yi lan lañu war a def ñu def acte citoyen sànq way nañu benn way nag mais way bi am na ñoo xamante ne peut-être dégguñu dégg bi dañu ne troisième âge bi fi nekk xam ngeen kon Macky boo ko ci troisième âge mooy ñi war a ñëw ñooy troisième âge bu am ñoo xamante ne dégg naa ñu ne ñoo kalaamee kalaawuñu ñun ñu ne kenn duñu buuxal duñu dugal ci oto duñu xat-xat loolu ñu ñox 2000 duñu ci yàpp parce que amaluñu njariñ pourquoi pas ñun ñu Alioune Sarr nekkoon ñu fi Macky nekk seen ginnaaw ñu yeb ci oto ñaa ko fay def ba na ko def ñun ñuy politique ñu jàngal gi ñuy jàngal loolu lekk beneen affaire la loolu rek dañoo doy parce que ñun dañu politique ñu dañoo teg ci classe di ñu jàngal ñu journée jox ñu ndékki jox ñu añ tegal la ci naan la paasal ta reer loolu rek dafa doy kon bu ñu waxee jëluñu kalaan kenn dañoo wax pour nga xamante ne bu ñu muy wet ak troisième âge Macky ba 2023 ñun moo ñu fii parce que Alioune Sarr dañu defal ñun mënuñu koo amati ci àdduna parce que Seexu Xaadim Ndeye Ramatulaay di ko jox wàccuwaayam di nuyu sama moromu jigéen ñi ñëpp di nuyu waa Ngent Séeréer nga xamante ni fii laa dëkk di yàgg di liggéey ak ñoom maa ngi leen di nuyu di leen sant man sama wax du ci yàgg du ci gudd man ñoom Suzanne Diall ak Angèle laay faral di àndal ci liggéey bi waaw man dama ne woon duma jël parole dañ ma ne da nga bokk damal jom loolu moo tax ngay jël parole maa ngi gërëm taaf ama ay dara nga xamante ne toujours ma ne ko yaay booy maa ngi leen di gërëm di leen sant di waxtaa Ndeye Ramatulaay mu gën a jàppale jigéen yi ci formation bi kontaan nañ ci formation bi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm wasalaam.
tàmbalee sant yàlla mais également remercier madame le ministre Ramatoulaye Gueye si liggéey bi nga xamee ni def na ko di nuyu xaritam càmmiñam doomu ndeyam ñu Ousseynou day toog ñu war ko xàmmee mu jóge ba Bambey ànd ak délégation bu forte ñëpp xam nañu ci période campagne lañ nekk mu nekk un grand leader politique à Bambey mu bàyyi loolu yëpp ñëw fekk ci Ramatoulaye jàppale ko di nuyu également Fama Aïdara parce que daf maa sas dama ni ko woon da ngay wax rek yóbbaale ma parce que moom daf ñoo doy ci lépp le fait que mu nekk aussi ci côté ministre dafa nekk lu dal suñu xel waaye ci biir waxtaanam nag dafa nii yéen xale yi jeunes yi ci jigéen ñi laa yem yéen bàyyi naa leen nag kii ñëw voilà kon waxtaan ak jeunes yi toujours dafay yomb le message qu'on veut lancer c'est un message très clair mooy que bu dee respecté nga sa bopp fexeel ba bul jéem a nax ay ndaw si loo mënti nekk na la dab te di nga am kersa xale yii fi nekk dërgël wax na dëgg ba ma koy jël si case des tout petits defar ay néewu ñax di si dugal xale yi gis naa benn bàjjenu gox bu yëngal boobu parce que boobu mu ngi ci woon xale yooyu tey ñu bëri ñu ngi fii si biir màgg nañu boobu yow moom yaa yoroon tambour major donc li ñuy bëgg a wax ci jeunes yi mooy que mobilisation bi ñu def on a vu des jeunes très disciplinés ah mbubbu jigéen ñi nag rafet nañu lool waaye ñun suñu t-shirt yi doy na fi mu nekk mais moment moom dinañu xuloo am les jeunes qui sont là tey ñëpp ñoom lañu soxla dugal leen ci ay caravanes à travers la ville ou même à travers le pays période électorale la ñëpp di soxla les jeunes tey soo leen gisee caravane boo gis yéege nañu xale yi ñooy yuuxu ñooy fecc ñooy tëgg mais je suis sûr qu'ils le font à contre-cœur. On pourrait demander tey jeunes yi la wuyu ci Ramatoulaye je suis sûr que amul kenn kuñ ci jox passe pour mu ñëw ces jeunes qui sont là ba bi ñuy ñëw kenn jotu ci t-shirt yi fii lañ leen ko joxee donc ils sont pas venus pour de l'argent ils sont pas venus pour des t-shirts li ñuy naxee jeunes yi en général. suñu bëggee defar suñu réew parce que nit amul lu ëpp réew le président de la république dafa am lu mu wax mais nit ñi bàyyiwuñu ko xel moom la Ndeye Ramatoulaye di wéyal plan Sénégal émergent bi ñëpp di wax dafa am lu ñu naan capital humain maanaam alal bi ëpp solo ci àddina mooy nit boobu la bëgg valoriser waaye dafa ni pour mën ko valoriser mag ñi nga leen di topp ay corps de contrôle ay audit di jàpp prison di tëj loolu du faj mbir mi nañu tabaxaat jikko yi à travers les enfants et à partir des enfants loolu nag ñuy wax bonne gouvernance sa ngeen def formation su ko président bëggee defar ci réew du ko dénk n'importe qui pourquoi il a confié cette mission à madame Ramatoulaye Gueye ah propos nag bi ñuy wax mooy que les jeunes vous avez subi une formation def nañu formation bonne gouvernance def ngeen formation sur la protection de l'enfant ñaari thèmes yu sérieux la du thème campagne électorale liggéey bi ngeen def nag pacte bi ñu am ak yéen li tax ma ne leen waxtaan bu sérieux la ñuy def mooy waxuñu ci formation bi ni dañuy def formation mu yam fi dañuy def formation après campagne mu neex déedéet madame la ministre les jeunes que vous aviez demandé à former sont là. Il y a plus de 400 jeunes qui ont suivi la formation. Et ces 400 jeunes ont suivi la formation de bout en bout. Maintenant, li ñu wax ak ñoom mooy que yow ci sa bopp
loolu dama bëgg jeunes yi ngeen déglu madame le ministre dafa engagé sa signature dafa ne xale yi ngeen formé dinaa signer une attestation bu wax ni boole naa leen man si samay émissaire de la bonne gouvernance maanaam liggéey bi ma président de la république dénk dama naan président dama si wóolu jeunes yi te dama leen jox cër pour ñu àggale ko ñeneen ñi nekk des ambassadeurs de la protection de l'enfance dans quelques minutes madame la ministre dina leen remettre ay attestation te ku nekk nag si sa waajur nga ko yóbbu ndax sa kër lay fanaani tey say parents dinañ ko gis dinañ xam ni bi ngeen daan dem du Ndeye Ramatoulaye Gueye naxu leen woon dafa am lu am njëriñ lu mu leen woo maanaam daf leen tàllal loxo la protection de l'enfance boobu mu leen jox di leen ay ambassadeur ngeen si xale waratul jooy si seen i koñ xale waratul tumuraanke seen koñ te ngeen nekk xale waratul am métit si seen koñ te ngeen nekk kon les jeunes loolu la formation boobu jëriñ te madame le ministre comme je vous l'ai dit va engager sa signature pour ku nekk ci yéen. Maintenant pour terminer liggéey bi ñu def dafa am plan d'action bu ñu ci teg plan d'action bi nag madame le ministre ça va être très simple mooy que liggéey bii ñu commencé dañuy ñaan yàlla liggéey bi wéy pour Sénégal jëm kanam pour liggéey bi mën a continuer man ne damay ñaan Ndeye Ramatoulaye Gueye àggale liggéey bi pour mu continuer ko dañuy ñaan président Macky Sall toog fi àggale liggéey bi. yéen waa Thiès maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen tatagal su ma weesoo loolu damay def témoignage rek ci suma jigéen muy madame le ministre man ak moom dañu bokk nekk ci convergence des cadres républicains ñu créé parti APR Ndeye Ramatoulaye nekk ci kenn mënu ko mu nekk ci laa wax kenn mënu ko du góor du jigéen muy jóg fajar di jóg guddi ñuy dugg fu nekk di liggéeyal président de la république Macky Sall li nga xam ne ñun ñi nekkoon ci convergence des cadres frappé nañu bi nga xamante ne yàlla def na président Macky Sall gagné nekk président de la république 2012 ñu commencé ñu jël ñu bari ci ñun def leen ministre jël ñeneen ci ñun def leen ay directeurs généraux boobu Ndeye Ramatoulaye Gueye mi ngi ko mérité toog di liggéey mu am ñeneen ñoo xam ne yenn saa yi ñu ñànki waaye Rama musul bouger ñun doon nañu dem ba ñun ci suñu bopp ñu koy bëgg a fippul su ma ko waxaan ma ne Rama c'est pas normal vous méritez quelque chose mu ne Ousseynou yàlla mooy joxe du président loolu ku gëm yàlla moo koy def ku gëm yàlla mooy def loolu te loolu mi ngi ci soxna si toog man nag li xale yi di wax namuma dara dañu nekk ci campagne Alioune Sarr wax na ko su fekkoon ne Rama jiwuma ko du ma jóge Bambey ànd ak sumay nit ñëw fii nii mais li ma leen di wax ni c'est profond même suñuy discuter politique su ma waxee Rama woowal presse bi woo ñi mu ne Ousseynou non non nañu liggéey rek yàlla mi ñuy defal moom gis na ma ne yow est-ce que di nga sori mais loolu laa leen bëgg a wax man tey gis naa ne loolu mooy yoon bi ku bëgg a sori loolu ngay def Alioune Sarr wax na ko léegi ñu bëri dañuy nax xale yi di nax mag ñi di nax ñeneen ñi mais maanaam soo naxee tey suba du baax kon Rama gàcce ngalaama je ne dis pas pour lui faire plaisir je ne dis pas pour lui faire plaisir
Rama dina yëkkati téléphone nit yi kenn par kenn di leen woo ñoo xam ne ñun fàtte nañ leen woon sax di leen indiwaat di leen dellu siwaat am nañ koo xam ne si ñun du ma tudd turam fan yee passé dañu commencé liggéey bi ñu def lu ñu wax rek mu xëpp ci suuf lu ñu wax rek mu sànni xeer ndekete Rama woo na ko si suuf téléphone waxtaan ak moom indi ko bureau ñu waxtaan ba kooku changé avis mu ñëwaat moom si boppam moo ma woo mu ne ma kase mu ne ma le ministre m'a appelé ma ne quel ministre mu ne ma Rama ma ne ko waa et après mu ne ma non woo na ma bureau ñu waxtaan moom sax dafa woyof mu ne ah bon mu ne moo génn si biti jël si ma wax ak man donc ça l'a marqué madame le ministre vous êtes sur la bonne voie. je pense que ñu bëri ñoo xamante ne dañuy aju si kaw yéegal seeni vitre tende ko di def loolu te loolu président bi mu ñëwee la ko fi jëlee yéen ñëpp gis ngeen ko ministre bu njëkk bu nekk da nga daan am sa motaar weew ji di tàngal nit ñi te bu loolu weesoo tamit askan bi lañ fi nekkaloon. donc Rama yéen waa Thiès li Youssou Ndour waxoon léegi président ca Ndar benn baat rek laa leen di wax bàyyee naa leen Rama dénk naa leen Rama. su loolu weesoo nag dama leen di ñaan benn mbir dañu nekk ci campagne nekk ci période président Macky Sall fi ñu toll nii suñuy wax ñaan bu nangu ci Sénégal man gëm naa loolu que ne Sénégal ñaanu mag yi ñoo ko téye ndax bu ñu demee ba lu toll ni pétrole feeñ fii nii ñu gis ay réew yu bari yoo xamante ne bu fa feeñee rek fit na jóg fa te ñu ko fay dugal ca biti la ñuy nekk bu ñu paree jël yëfi pétrole ñooñu di ko jariñoo di ko def seen dëkk di ko développé suñu doom yi ak suñu rakk yi di xool foofu di jóg di bëgg a rey seen bopp pour dem foofu yàlla mi nga xam ne dara tëwul moment bi muy feeñ mu indil ñu koo xamante ne loolu la jàng man dama jàpp ne maanaam suñu borom moo ñu indil loolu waruñu ko bàyyi ñun mu def donc loolu rek laa leen bëgg a wax di leen ñaan kenn ku si nekk boo demee nga xalaat si loolu yaa fi sës nag moo tax a falu loolu la mag ñi di wax waaye dama jàpp ne bu ñu xalaatee si loolu keneen sësu fi ku dul Macky Sall jërëjëf wa salaam. Doris Faye Sey Fall nga préparé man Sey Fall jege si non par bu Seydou Kassé toujours bu Seydou bàyyi ko Mamadou Ngor kii sama kër ca fayu mulke ko daan mulki malaka ko daan malaka yàlla ko daan te yàlla mëne si ko daan wenga la ko wenga saas wenga dogal ni jaay tubéy mu tubéy ko ko suuf Omar Njulle ko suuf Omar Njulle jàpp xuloo jàpp jàng muy laxasu madame de jota bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen sant ci taxawaay bu rafet bii di leen wax que ni li ma ci def rëccuuma ko ndax yéen ñi ñu ko defal mérité ngeen ko bala may gërëm nag damay waxanteeg yéen jeunes yi ba pare jàll ci femmes yi président Macky Sall dafa jël ndaw jox ko place bu yaatu ci biir askan bi bàyyi ko xel loolu aussi loolu moo tax mu defal leen ministère bonne gouvernance et protection de l'enfance ministère boobu naam ndaw yi ñoo ko tax a jóg wante dafa bëgg ndaw yu set yu sell ndaw yoo xamante ni dañuy approprier wu valeur yooyu dès le bas âge di màgg ak moom ba nekk mag ndax dafa miser sur un capital humain de qualité. capital humain boobu yéen la ci yaakaar yéen ndaw yi ma leen di ñaan nag ngeen bañ ko ci rusloo naam defal nañ leen ay formation yooyu dafa nekkoon bonne gouvernance protection de l'enfance ak prévention contre les violences électorales
may commencer boobu ndax dañu nekk ci campagne violence boobu kan la ñuy utiliser yéen ndaw yi lu tax ngeen koy nangu bañ leen ba tëdd sa la naaj ba ndax nekk ndaw terewul am fulla nekk ndaw terewul am fayda nekk ndaw terewul xam li ngeen bëgg may xaar ndaw yooyu nag ndaw yooyu laa mën a àndal def naa fi plus d'un an ànduma ak benn xale ku nekk daw na riir wut si man mais dama doon xaar ba am li ma bëgg yéen laa ci yaakaar yéen ndaw yi te kat lii teeñ bi rek la yan bi ñëwagul président Macky Sall fa mu bëgg egg ak yéen su ngeen ko jàppalee ba mu egg fi di ngeen gis li muy def si yéen bëggatul xale taxawaal bëggatul xale ñàkk jàng bëggatul xale su feebaree du faj loolu moo tax mu teg fi ay mécanisme yu bëri naam daf ko teg xëy na jotagu ci eggal ndax premier jalon yi la ñu commencé wante su ngeen ko accompagner dina ko réussir di leen wax ni formation bi su ngeen ci jógee dama bëgg ku leen woo pour toj ngeen bañ ku leen woo pour lakk ngeen bañ ku leen woo ci saaga ngeen bañ ndax ndaw dafay am lu muy gëm ndaw dafay am lu muy vivre ndaw dafay am lu muy véhiculer li ma bëgg ci yéen mooy ngeen nekk une jeunesse exemplaire te taxaw ngeen benn du ñaar 23 juin bu mu fi ñëwee yéen a taxaw bañ et qu'est-ce que vous avez eu la victoire donc lu ngeen bëgg mën ngeen ko ma leen di ñaax ci loolu li ma leen di woo mooy protection de l'enfance parce que yéen dañ leen accompagner protéger leen yiir leen ba ngeen day ni ngeen day donc ngalla liñ leen defal ngeen mën ko defal seen ay frères ak seen ay sœurs te foofu lañ leen di xaare bëggatuma Sénégal mu am xale bu nekk ci mbedd bi amul ku ko toppatoo muy tilim bay xeeñ ku ko romb di ko móolu te yéen ngeen nekk fi yéen ndaw yi état bi mu leen di tàggat looloo tax mu tàggat leen beneen bi muy bonne gouvernance bi may mujjee te xëy na waroon ko jiite bonne gouvernance boobu mooy sellal yorinu askan bi su ma ko tënkee muy ci finance yi muy ci doxalin bi muy ci nekk bi ay ndaw dañu war a nekk ay sentinelle pour seen pays waratu leen nangu ñuy jël alalu réew bi di ko pasar leen bañ leen et su ngeen bañee di ngeen am victoire ndax li ñuy jël alal boobu di ko pasaree ñaata hôpital lañ ci mën a tabax ñaata école lañ ci mën a tabax ñaata kilomètre d'autoroute lañ ci mën a def donc taxaw leen seen taxawaay bañ leen waaye bañ leen waay di leen wax ni di ngeen jógee ci formation bi outillé nañ leen capacité na leen pour ñetti thématique yooyu signature engagement la dama signé ndax dama leen wóolu signature boobu ngalla dimbale leen ni ba dañu naan àccam na ngeen mérité signature boobu ñu leen jox te signature boobu ginnaaw man président Macky Sall ngeen ci gis lii yëpp président Macky Sall moo ko waral pour vous lancer un appel du pied wax leen ni yéen jeunes yi dafay xaar ci yéen lu rëy dimbale leen ko ba yaakaaram du tas suñu jógee fii sol leen seen dàll dugg ci koñ yi dugg ci gox-goxaat waxtaan ak seen ay moroom seen père wax leen liñ fi wax léegi bonne gouvernance bi lan lay laaj protection de l'enfance lan lay laaj prévention contre les violences électorales lan lay laaj et niñ leen waxee jeune bu nekk su demee sensibiliser 10 jeunes xool leen li ngeen mën a am 10 jeunes en une semaine xam naa ni mën ngeen lu ëpp loolu donc 10 lañu wax 20 laa leen di laaj et di xaar ngeen def 30 ak 40 di wax nag
que jeunes yi dama mës a am si ñoom yaakaar te ñu taxawee gis ngeen ay jeunes yu fi jaar sànq Mamadou Ngom te ñu koy woowee Pape Seck mu ngi fi Darish mu ngi fi Mohamed Badji mu ngi fi Abdou Kane mu ngi fi ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi Pape Anglais mu ngi nii lu may def suba ba ngoon jot ñu ngi ci taxaw Pape Thiali mention spéciale gis naa li fi def yëpp gis naa sa taxawaay di leen wax yéen ndaw yi am ngeen ay modèle am ngeen ay référence xëy na dañoo fesul Thiès ay homme de valeur ak ay femme de valeur rek ñoo fi nekk bu ñu nangu politiciens yi di ñu sonal li ngeen bëgg du ñoom ñoo ko yore seet leen ñi ko yore ngeen ànd ak ñoom suñ ko defee dëkk bi dina neex loolu donc di leen wax su ngeen fi jógee ñaax leen ndaw yi ñu dem jëli seen carte léegi ay magum jëmm ngeen xam ngeen ki leen di nax ak ki leen naxul xam ngeen fi président bëgg jégg ak yéen gunge leen ko ba gis li mu leen digal ndax di ngeen ko gis wala déet donc ma pare si ndaw yi dem si jigéen ñi jigéen naam dañu naan que ni moom mooy sooklu famille bi te muy dëgg di wax que ni lu ngeen deful si kër yi ku ngeen fa yaatalul lu ngeen fa namul du fa am di leen wax que ni yéen ñii président dafa am si yéen tam yaakaar bu rëy rëy yaakaar boobu mooy lan mooy que ngeen yar xale yi teg leen si principe yu baax a baax di leen bañ loo suñu waree bañ di leen accompagner di leen yiir di leen protéger ba mu am li mu namm si ñoom loolu muy benn pàcc loolu ci seen responsabilité familiale la bokk ngeen bokk ko ak góor ñi te war ci gën a ñaax jigéen ñi góor ñi di leen wax ni responsabilité familiale boobu dafa rëy lool yéenay yar yéenay jur mais jur bi du nit rek koom-koom it yéen a koy jur ku def ci yéen formation bi ci war dina am li mu ci nam wane ngeen ko fu mu nekk ni transformation légumes yi ngeen ci def transformation fruits yi ngeen def céréales locales yi ngeen def pâtisserie bi ngeen def saponification bi ak teinture bi wane na seen xarañ lool 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 di leen wax ni président Macky Sall politique bii la bëgg dafa bañ ngeen di nangu di jël xaalisu nit ñu leen di jëmale fu nekkul noonu 5000 francs yi ñu leen di jox 10 000 francs yi ñu leen di jox ndax jar na ko soo amee métier boo moomal sa bopp mënal ko sa bopp kenn du la woo si kasaw kasaw et ku leen bëgg jëmee fu ngeen bëggul ngeen di ko ñoo lànk wanka ni yoon bii la ñu bëgg a jaar donc li ma waxoon rek sa njëlbeen ku yàkkamti du mën a ànd ak man ku parax-parax yi du mën a ànd ak man dig bi yàgg na lool wante tey defe naa bi ngeen jotee formation bi nee ngeen alhamdulilah te xam ngeen ni xaar bi jar na ko formation bii ñu def nag comme yéen da ngeen am responsabilité familiale ñu defal leen formation bi pour ngeen am métier am ngeen seen métier léegi te ngeen xarañ ci loolu macha allah li des mooy seen ëllëg lan la mooy lan ngeen namm ci formation bi ngeen def am ngeen formation def ngeen seen ay produits léegi daal di koy exposé nit ñi gis ko wante du yem foofu li ma bëgg lii quantité bu ndaw a ndaw ngeen ci def dama bëgg ngeen xalaat seet nan ngeen di fructifier leen seen liggéey bii ba ngeen di am ay boutique de référence fii te duma leen bàyyi dama leen di accompagner incha allah boutique de référence yooyu su ngeen ko amee sellal li ngeen di jaay ndax ku nekk li ngay jaay yaa koy jaayal sa bopp sa produit mooy jaay boppam ci hygiène bi ci présentation bi muy emballage bi ci lëkkaloo bi ngeen di doon nii mën ngeen dem ba def ay PME def ay PMI
def ay unité de transformation yoo xamante ni lii waa sous-région bi doon ñëw ci foire yi ngeen di dem ci Malienne yi di dem ci Burkinabé yi marché internationaux yi ngeen am label boo xamante ni ku ngeen ko présenté ñu xam ni Sénégal am nañu ko représenté ni xale yi nekkee ambassadeur de la protection de l'enfance ak émissaire de la bonne gouvernance dama bëgg yéen ngeen nekk ay ambassadeur du Sénégal à travers vos produits di leen wax ni tey sentiment de fierté laa am ndax dama misé woon ci ñaari cible muy jeune muy femme te kenn rusloo ma ci te xam naa ni it kenn du ma ci rusloo di leen wax ni looyu ndaw yi ñu leen jox nii pour dimbale leen la rek ngeen commencé seen liggéey benn frigidaire a ngi nii ak benn cuisinière ma jox leen ko yéen pour ngeen commencé di ci liggéey am na luy ñëw sunu kanam xamuñu luy am ngeen mën ci contribuer bu baax yéen ak jigéen ñi ak xale yi di leen ñaan ngeen dimbale président Macky Sall ba au premier tour ñu fal ko avec une victoire éclatante ba pare li ñu tàmbali dañ koy eggale te duñu gestu ci kaw ci kanam rek incha allah